ale mag ak ñëpp bu amuñu ngant ñu ngi ñaan ñëpp ñoo teewee si gàmmu gi daayira yi association jàngeen jëf ci ànd beeg seen télévision DTV 19h xabaaru marax yi le fes bokk na ca ni Barthélémy Dias ci kanamu attekaay bi ëllëg incha allah mbirum Ndiaga Diouf ndemu si yàlla sa moo ko sookeem waa koñ ba dalee quartier ya conseil municipaux yi ndaka noonu imam ñoom ñëpp ñu doon taxaw def leen say ne ñu daañu ko jàppale ndax mbir mi politique moo ko lal daañu ci ànd ak Mansour Sow ci biir xabaar yi. dañ ci bokk yi tamit marché ba ca Grand Yoff jàmm amatu fa diggante commerçant yi ak kilifay maire yi bam la ko indi mooy maire ba jël dogal ñaari fan boobaak léegi tëj cantine yi ràpp ndax kër gis nañu ni fi mu toll ni tembe dañu war a fay mbirum taxe lu ni mel moo merloo commerçant yu ni mel dañu si ñëw ci biir xabaar yi itam danañ ca bokk fi mu toll ni tembe ña nga ca concours élève maître ci biir Sénégal tàmbalim daanaka nag bépp gox ci biir Sénégal la war a xew ñoom nag daañu sëgg ci ay cax yooyu bu ñu ko caxee war a mën a nekk ëllëg ay jàngalekat nañu jëleen bépp matukaay ngir lépp mën a wut ci yoon danañ ca bokk itam mbirum cuub ña nga xuus kon jëm ca Mali foofee nekk na fa jëmtukaay tiisi goo xam ñëpp ñoo ko jëfandikoo daanaka jëm ci wàllum yenn xew-xew yu mag yi dañ ci xuus gën a xam cuub nu ñu koy defaree dëgg-dëgg ak gëstu bis bi nis kiis faram fàcce gi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gërëm leen ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV ñu tàmbali xibaaru marax yi jëm ci maire Sacré-Cœur Mermoz Barthélémy Dias mi yoon woolu ëllëg alxames incha allah mbirum Ndiaga Diouf ndemu si yàlla sa ñàkkoon bakkanam ci ay sox yu ne Barthélémy moo ko soqi woon ci kawam ba mu jaaree ci ñàkk bakkanam attekaay bi nag moo woolu Barthélémy ngir laaj ak tontu dox digganteem ak moom waaye nag naata ngoom ñoom seqal quartier am dalee quartier ba waaye tamit conseil municipal yu imam jóg nañ taxaw nañu mbirum politique moo ko lal waaye dañu ànd ak baxta luñ ci góobe gar ko Mansour Sow cib fàttali nag ci xew-xew yi fi amoon ci alxames ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre ci atum 2011 ba nga xamee nag ay nit danoo daloon ci mairie bu Mermoz Sacré-Cœur le conseil municipal bu commune boobu li tàmbalee seen naqarlu gi nga xam ne nag ñu ngi koy naqarlu woo gi nga xamante ni nag woo nañ ko ci kanamu tribunal correctionnel bu Ndakaaru seen njiit li nga xamante ni mooy Barthélémy Dias 3 ans mu ne leen dossier Ndiaga Diouf nañu summi sama mbubu député may naa leen ko ñu dem ci yoon kon kooku am na fu mu teg tànkam mais pourquoi ñu toog ba léegi yoon boobu mu ñaanoon pour ñu yóbbu ko ci la tax yóbbuwuñ ko ci woon mooy ni mu ngi leen doon arrangé parce que fu mu tàngee mu taxaw kon bu ñu demee tey ba gis ne moom jël na ay décision boppam ñu ne dañuy sulli dossier bi kon am na lu làqatu ci suuf. tàngal maanaam dàbbali gi nga xam ne nag dañ koo dàbbaliwaat dossier bu Ndiaga Diouf di ndaw loolu nga xamante ni nag moo ñàkkoon bakkanam ci atum 2011 nekk na loo xamante ni tënkul ci lu dul wàllum politique ñooñu Barthélémy Dias yi ñoo waxee noonu lay ñoom sax nee na dinañ taxaw temm ba jàppale seen njiit loolu le bërki démb bi ñuy marche dañu ni bu leen romb RTS ñu bëgg ko romb li ñu amoon ci lacrymogène yëpp ñu wàcce ko fa pour lan sàmm ministère de l'intérieur pour lan sàmm palais ay institution lañ mais commune Mermoz Sacré-Cœur du institution naka la nit di jógee fa Ndiaga Diouf dëkk jël ay nerviem 4 pick-up taxaw face à face ak yow nar a jël sa bakkan mais nga taxaw di leen seetaan mais nañ seet religion yi nga xamante ni moo tënk Sénégal fan lañ gisee fuñ ne laa ku lay rey na nga taxaw bëgg di ko seetaan ba mu rey la ñu ngi toog di déglu waaye nag duñ ko toogee suñu kër rek bàyyi ko mu wéet ci combat bi danañ ko combattre ak moom ba incha allahu taala yàlla may ko ndam. Alioune Tall di premier adjoint au maire moom nag mi ngi jox dig daje askanu Mermoz Sacré-Cœur alxames jële bu juróom-ñett waxtu jotee ngir nag ñu mobiliser wu dëkkmal tribunal correctionnel bu Ndakaaru imaam yi nekk ci commune boobu lee sax nee nañ ko leen fa dëgg di nga leen massa.
ginnaaw mer mu Sacré-Cœur ba am coow ak seenu maire ba nu woo ca kanamu yoon faneen fu am coow mooy marché Grand Yoff diggante commerçant yi ak mairie bam commerçant yi ne ñu dañoo xëy ñaari fan ub seeni cantine ràpp ñu leen faaw ngeen fay taxe lu ni mel nag dañ koo def ci amul ca benn yëgal bul ni yëgal amul dànkaafu lii moo leen mettim lu ni mel nag kilifay maire ba nee ñu am nan fan war a jaax nañu fa jox na leen xibaar ba na mu warem dañ ci xuus ànd ci ak El Hadji Moussa Bey jëm ci fayub impôt indi na xiiroo diggante jaaykat ya nekk ca marché Grand Yoff ak mairie gox bi ñoom jaaykat yi nag la ñuy naxarlu lenn la fay boobu jëm ci patente yi nga xam ne yëgaluñu leen ko benn yoon. mairie bi ak équipe am ànd ak ay policiers ak ay gémi ñëw fii dugg ci place su jaamur yi bett leen sans ñu aviser ñu dugg ci place yu nekk di leen laaj ay 25 000 ay 20 000 francs ay 30 000 francs ay 180 000 francs et quelques loolu la ñu defal démb te ba noppi su fekkoon dañoo aviser ñun xam nañu réew xam nañ li fi war am nañ droit dañoo war a fay juuti dañoo war a fay patente waaye ñu aviser ñu wax ñu ban jour la su fekkee ñu préparé ñaari fan a ngi nii nag ñoom jaaykatu marché bi liggéey ñu na mu waree li waral li ni mel cantine yu ci bëri dañu leen mujj tëj te kenn defu ko lu dul mairie bi ñoom ñi leen ak profité ci mbir mi ngir wax seen naxar jëm rek ci anam yi ñuy liggéeyee. ñun bañu ñu fay waaye bëgg nañ xaalis bi ñuy joxe nañ ñu siy defaral suñu marché. fii koo fi gis mooy fayal boppam lumière ñi fi nekk ñëpp te tey ji soo fi xoolee fii lu clandestin la dal marché central bu Thiès ñun mën nañu gane si. ñu ngi woolu nag njiitu réew mi ngir mu andi ci pexe. ñuy lancé président Macky Sall nañ ñu utal délégation bu ñu mën a ñëw saytul suñu marché. su weesoo manque d'hygiène ba nga xam ne saytu nañu ko fa ñoom ñi le ñu ngi xaarandi ñu tabaxal leen ab wanak ci marché bi. El Hadji Moussa Bey jaajëf bu fekkente ni commerçant yaa ngi mer ba furt di buuro ko daal jëmee ko ci kaw meeru Grand Yoff kilifay maire ba nee ñu loolu commerçant yi wax naan kenn joxu leen benn dànkaafu ni ab maanaam xibaar ca mbirum fay taxe yooyu le lu ni mel amul ñoom lan war def nañu ko jébbal nañu délégué marché ya ay bataaxal bu yëglu jëm ci wàllu gu ni mel ka wax loolee bokk na ca ni Amadou Bari am na lu mu ca dénk El Hadji Moussa Bey. La commune de Grand Yoff par le biais de son administration avait écrit auparavant, il y a de cela 3 ou 4 mois, avait écrit un courrier adressé aux 2 délégués qui se trouvent au niveau de Grand Yoff. Il y a 2 marchés, il y a le marché de Arafat et le marché de Grand Yoff. Les 2 délégués ont été informés relatifs à la taxe, au paiement de l'impôt qu'on appelle la patente, hein, qui se fait une fois par année. Et les redevables doivent faire leur déclaration, doivent avoir leur assiette fiscale au plus tard avant le 31 mars de chaque année. On a fait ce travail administrativement, on a envoyé les courriers, on a fait avec nos équipes de terrain des notes d'information adressées à tous les redevables qui se trouvent au niveau de la commune de Grand Yoff. Depuis que la nouvelle équipe municipale qui a accédé à la commune en 2014, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits au niveau du marché. Récemment, il y a moins d'1 mois, la mairie a débloqué 7 millions pour installer 16 portes qu'on ferme. Le marché n'avait pas de porte. Ça permet, dans une optique, de permettre aux marchands d'avoir la sécurité. nekkut ni commerçant yu marché Grand Yoff rek ñoo mer ñu itam di ay commerçant bokk ci INACOAM ñoom itam ña nga mer bu fut ñu ngay buur ak dal la ñuy wax mooy dañoo xëy jaaxle lool dañoo jekki-jekki yokk taxe yi lan waroon a fay ci mbirum seen conteneur dañ caa yokk ñeent fukki junni 200 000 francs CFA lu ni mel nag moo leen jaaxal lool lii moo tax seen kaddu jib na nee ñu dëppool ak yoon na ko kilifa yi nguur gi lijjanti nam gën a gaawee dañ ci ànd ak Ousmane Sy am na lu mu ca dénk DTV. diggante UGTA ak UNACOIS ci cadre interprofession bi nga xam ne moom la ñu seq pour dénoncer ay pratiques yu anormal yoo xam ne dëppawul ak yoon mu jëm ci wàllu prix ak facturation yoo xam ne compagnie maritime yi ñu ngi koy def ci portu Dakar loolu mooy bi ci njëkk ñaareel ba ñu seetlu ne également ni marché wu ceeb ak suukar di doxe ci réew mi te ñu teg ko ci décision yoo xam ne autorités yi ñoo ko jël buñ ko bokkulee jàngat jubbanti ko mën naa jur ay njëg yu yokku mën naa jur ñàkk gu ceeb ñàkk ak suukar bu suukar mën a ñàkk ci réew mi frais yooyu yëpp boo leen boolee yokku na yokku goo xam ne jéggi na dayoo daanaka moo gën a cher
marchandise bi nga xam ne moo nekk ci biir conteneur yokkoon nañu ca prix yañ daan def yokkoon nañ ci 200 000 francs. mu doon Ousmane Sy Ndiaye dénk kàddu SADEX Top xibaar yi wuy ci beneen wàll ak feneen ñaxtu mooy garage yu Nioro mi nga xam moo nekk ca Kaolack ña fay nekk ni ay dawalkatu woto seen xol jeex na ñoom itam la jeexal seen xol mooy garage ba xat gi mu xat ñàkk a sell ñàkk ay suturlukaay la ñuy woowee toilette ay wanak loolu lépp nekk na xaru xol doonte kilifa garage ba neñu ñi ngi ci ay pexe def kem kattan ngir bëgg loolu lépp mën a am saafaram dañ ci xuus ak Codé Ndiaye. chauffeur yi ak apprenti yi nekk ci garage Nioro bu Kaolack ñoom nag kontaanuñ dara ci ni nga xamante ni noonu lañ gérer seen garage bi ñoom ñu jàpp ne garage bi dafa xat rax ci dolli amul douche yoo xamante ne nii mën nañ ko jëfandikoo. garage bi dafa xat soo da nga fiy ñëw dugg da nga fiy def tour 2 fois doo am foo gaare oto yi dañuy génn fii dem ci station yi gaare wala nga dem ci bële doo am foo gaare ñu ne doo ko am. garab bi daanaka jaaykat yee ko moom li yëpp ay bitik lañ oto yi amuñ fi ñu jaaree. garage normalement dafa war a am douche am fu nit ñi taxaw am fu oto yi taxaw nit ñi mën a liggéey normal mais station bi léegoo-léeg borom daf ñuy dàq spécial bi léegoo-léeg ñu dugg bu biir garage duñ mën a dugg normal mais kon loolu xam nga nice. bu weesoo jafe-jafe yooyu itam mbirum kaaraange bi des na ñoom ñuy xam ne mënuñ di fay juuti ba noppi te loolu yëpp matewu ko. sécurité amu fi en même temps gars bi ba mu fi nekkee ba léegi amul toilette amul fooy tuuree ndox amul douche ñaata at. te chauffeur yaa ngi fay lépp juuteeg lépp duñ koy fay. ñu ngi fay waaw ñëpp a ngi fay fii ku fi ñëw da nga fay jaaykat yi dañuy fay juute ñëpp a ngi fay tout ça. responsable bi bokk ci gestion garage bi moom jàpp ne ay jéego def nañ ko ci wàllu gestion garage bi rawatina lu jëm ci wàllu kaaraange loolu nag wuuteeg lool ak li nga xamante ni moom moo amoon ci at yi ñu weesu. Pam Ndour danaa toog ba minuit 0 heure dama Pam ña kaay oo keneen ñu ñëw rondu garage bi ñu ñoo nekkoon suñu police bopp garage Nioro ancien garage xëy ku xam li ma lay wax xam garage Nioro dëkk Kaolack dëkk ci Saloum. xam nga li ma lay wax ancien garage Nioro ak garage Nioro bii du benn parce que ancien garage Nioro pleine journée lañ daa agressé nit ñi te loolu jeex na garage. kii nag yore wàllu organisation garage bi moom yemul foofu li mu xam ne rek mooy am nañu terrain boo xamante ne nii madame le maire moo leen ko jox moom nag mi ngi laaj autorité yi ñu baral liggéey bi jëmale ko ci aménagement boobu le terrain. xataay bi parce que fi mu placé wu la mais nag ñu ngi sant. monsieur le madame la maire bi nga xam ne nii tey Pape Ndour doxoon na si benn site bu nekk fii avant Pont Noiro man ànd naag madame la maire mu ànd équipe am chinois yi ñu dem ba foofu mu taxaw Pape Ndour ne ma kaay ma ñëw ñu teewee ña ngi sa liggéey ba ña ngay sëkk waaw foofu moom suñ gaawee defaral ñu ko vraiment affaire bi dana ak Kaolack moom fii moom problème bi mooy garage Nioro mooy diggante bi waaw xat na moom. Kaolack ñu bari jàpp ne ab carrefour la maanaam ngir nga dem ci gox yu mel ni Tamba wala boog Ziguinchor faw nga jaar fa loolu nag waral ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy chauffeur yi di liggéeyee ci boobule garage di sàkku rek ci nguur gi mu defal leen garage boo xamante ne nii danañu fa mën a amalee seen ay liggéey ca na mu gën a rafetee. Codé Ndiaye jaajëf leneen ci ñaxtu ak coow ma nga ca géew politique ba diggante nguur gi ak kujje gi fi mu toll nii kujje gi ñoom nee ñu nguur gi mi ngi ci ay pexe yoo xamante ni bii bëgg a labaj ci carte élection yi moo ko tax a jóg bataaxal bi ñu dëxëñ wataakonu Sénégal yi dañuy wax fichier électoral la nguur gi bëgg a am ñu ca seppi muy ñu bari ni ay wataakon lu ni mel nag tax na bàngaas yi ëmb ay parti politique na ci opposition bi ñoom nee ñu jot na njiitum réew mi xool boppam ci doxin woowee na ko soppi ñoom dañ cee xëyam ndaje tey jii duut nañu baaraam fu bari fan jàpp ni mooy méttim kenn ci ñoom mi ngi nii njiitu parti LDR Yeesal Modou Diagne Fada la mu dénk DTV. en tout cas déggoo amul ci fichier électoral bi déggoo amul ci mbirum code électoral bi mais li am solo mooy ku nekk di opposition moom di wut da ngay góorgóorlu ba bu ñu nee tàmbali nañu rek nga teel a dem bindu ci. dañu wax ne fekk juróom benn weer ku bindu doo fay dara waaye suñu rombee juróom benn weer nag kuy bindu da ngay joxe ñaari junni waaye yow Sénégal gi nga xam ne nit ñi dépensé leen të lu ñu fayee courant moo leen të lu ñu fayee luwaas moo leen të nga bëgg ñu génne seen poste ñaari junni pour bindu mais loolu xam nga ne ñoom du ñu ko def
te bu ñu ko deful ñun ñi nga xam ne dañoo nekk parti opposition néew doole mais duñu mën a jël suñu militant di leen fayal ñaari junni alors que nguur gi moom comme ñoom ñoo nekk si nguur gi ñooy nekk si donkaase gi daañu mën a jël seen i ñaari junni di ko fayal ko seen i militant moo nekk lu nga xam ne tamit dafa niroog ak sàcc buntu sàcc mooy soo demee ci dëkk yi nga xam ne gars yi xam nañ ma nga noone ñu wéy ci xibaar yi ginnaaw Mourou Diagne Fada la leen ci xibaar mi ngi soxal mbirum rek li nga xam mooy concours élève maître mbir mi ñaga ca mu doon loo xamante ni dañoo bëgg gën a fexe ba lépp loo xam daal mooy mbirum concours élève maître mën a tegu ci yoon nguur gi nag nee na jël nañ bépp jëmtukaay ngir mbir mi mën a aw ci yoon Ousmane Ba. gannaaw ba ñuy amal pàcc bu njëkk ci concours élève maître yi candidat yu bëri ñoom jotuñu seeni convocation mbir mi nag lu ko waral mooy ñàkk a valider seeni dossier kii di inspecteur bu yor wàllu njàng mi fii si Dakar ñëwaat na si jafe-jafe yooyu li xam nga démb la ñu saisir ne ñu Dakar Plateau inspection bu éducation bu Dakar Plateau am na jafe-jafe ci candidature yi lii indi loolu maintenant manque de vigilance am na ci contrôle bi parce que bu jafe-jafe amee dañuy xam ne que jafe-jafe am na li ko waral peut-être en d'autres termes da ngay gis ne que ñii jotuñ convocation ñii buñ jotee convocation bi numéro bi di ci figurer voyez ñenn yi amuñ numéro amuñ convocation buñ ko gëstoo rendre compte autorité yi benn disposition bu ñu jot ci ministre bi mooy que amul benn candidat boo xam ne que dossier am baax na ñu bañ kaa jël mu bañ a composé. IA bu Dakar moom xamal nañu ne jël nañ matukaay yëpp ngir concours bi jaar yoon te bañ a am benn gàllankoor. ci guddi gi pratiquement validé ñu bëri mais loolu doyul woon dañ ñëw ne ko tey suba ñu ngi fii avec le directeur des examens et concours pour situation boobu bu amee ñu jël matuwaay yi de sorte que gis ngeen ko nii ñuy wax ak yéen amul benn candidat boo xam ne que tey sa dossier egsi na te composé woo. jël nañu matuwaay yëpp te loolu itam composé tey wàññul dara ci chance candidat goo xam ne que travaillé nga même si bu ñuy ñëw fii jotuñ convocation même si bu ñëwee fii gisuñ seen numéro de table disposition yi ñuy jël dafay égaliser chance yi pour que ku am convocation ku amul convocation mais képp koo xam ne composé nga contrôle a posteriori la ñuy def. pàcc concours bu njëkk bi te waa direction examen ak concours di ko amal dana tax candidat yi suñu ko jàllee mën a am yaakaar dugg ci njàngale mi. ñu xuus ba tey ci mbirum njàng ci biir Sénégal fexe ba tàggat jàngalekat yi ban gën a am njàng mu xóot mu xarañ ngir jox xale yi xam-xam bu jaar ci yoon daanaka maintenant wax ne nguur gi mi ngi cay pexe am na li ñuy wax formation à distance maanaam fexe bi jàngalekat ñu mën koo tàggat te du bouger maanaam du jóge fa mu nekk loolu lépp ñanga ca bàngaas bi dénk njàngum la ñuy wax éducation nationale moo sooke projet bu ni mel diwaanu Mbuur nag mbir maa nga fay dox lu toll 8 téeméer ci ay jàngalekat ñu ngay doxal wax lu gu ni mel dañ ciy xuus ak Mamadou Diop. région yi di Fatick ak Kaolack ñoom lañu tànn ngir ñu dalal phase pilote bu IFADEM nekk initiative francophone pour la formation à distance ci loolu nag tànn nañu lu toll ci 8 téeméeri maître adjoint ngir ñu tàmbali programme bi mu nekk programme boo xam ne lancé nañ ko officiellement ci Fatick ci teewaayu jëwriñ ji dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi. dañuy wax jàng du wees même soo fekkee jàngalekat nga yore classe de temps en temps dañoo war a ñëw tàggataat pour li ngay jàng méngoo ak xam-xam bi jamono soxla xam ngeen ne am na ay at yoo xam ne suñu réew pour xale yi bëgg a jàng école yëpp ñu jox leen ay jàngalekat formation bi ci waroon defuñu ko. ñi nga xam ne ñoo nekk ci boobu ministère jàpp nañu ne IFADEM dina mën a saafara bépp jafe-jafe ñu nemmeeku ci biir njàngale mi. ñiy jàng dañuy am xam-xam yi ci biir internet ñu mun dem jàngal seen bopp suñu jàngale seen bopp ba noppi tasante ak ñi nga xam ne ñoo leen di encadrer pour xool jafe-jafe yi ce qui veut dire que jàngale bi dafay soppeeku. waa francophonie jël nañu ay jumtuwaay yu am solo jébbal ko ñi nga xam ne ñoom la ñuy tàggat. muy ay tablettes muy mel ni ay téléphones yu mag yoo xam ne juróomi téeméeri jàngalekat yi nga xam ne yëpp jël nañ leen di ko tàmbalee ci région Fatick ak Kaolack bi ko war a def dañ leen koy jox lu ñu soxla rek nekk ci kanam ku leen di sol xam-xam ñoom ci seen bopp dañu mën a jëfandikoo jëmtukaay yooyu pour yokk seen xam-xam leen di suivre nag ma juróom-ñeenti weer pour ñu gën cee sawar ñu ne leen seen naataango yi def formation li ñuy wax formation continue diplômante ni ñuy amee diplôme bu leen di mën a permettre ñu jóge CAP dem CAP
ñoom tamit suñu defee formation bi dañ leen tàggat ci loolu pour ñu mën a am diplôme boobu sans pour autant de formation continue diplômate. gannaaw ñuy jeexal phase pilote bi jëwriñ ji dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi xamle na ne dinañ gën a yaatal programme bi ci yeneen région yi nekk ci biir réew. jaajëf Mamadou Diop jóge Mbuur wàccaat fi nga xamoo ci Ndakaaru wax ci beneen tàggat bu jëm ci ay doomu aadama waaye bii mi ngi jëm ci wàllum ndaw ñi fexe ba nu gën a nekk ay kàngam ci wàllum développement local maanaam wàllum koom-koom ci diwaan yi ñii nag ñoom ak benn kuréel bu samp ay bànqaasam fekk baax ca Canada moo jóg def lu ni mel ànd ca kilifa réewum Sénégal gi dañoo bëgg a tàggat mbooleem ci ay ndaw ba bu ko defee Sénégal mën a génn fi mu nekk ci yenn jafe-jafe ci wàllum koom-koom bànqaas dina ca bokk ci wàllum fexe ba samp liggéeyukaay ndaw wàllum tourisme ak da ca ajum ndaje mën ci woote woon yaatu woon na sa deex topp ma nga ca woon. ONG Sako teew ci Afrique lu toll 20 at mi ngi nii ñoom nag ñi ngi waajal ab conférence internationale boo xamante ne dinañ former ci domaine yu bari ci wàllu développement PME agroalimentaire tourisme ak entrepreneuriat ci ndaw ñi yooyu yëpp danañ ko waxtaane ca boobu conférence. dañuy organiser benn conférence bu mag conférence boo xam ne dañ ko tuddee innovation en Afrique. conférence boo xam ne daañ ci woo suñu partenaires yi nga xam ne ci pays yi nga xam ne dañuy liggéey yëpp ñu ngi liggéey donc am nañu ay partenaires fii Sénégal ñu ngi liggéey Côte d'Ivoire ñu ngi liggéey Bénin ñu ngi liggéey tam Burkina dañu bëgg a xool ci par rapport ak secteurs yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey mooy secteur entrepreneuriat mooy secteur microfinance muy secteur hôtellerie ñu xool xayma li nga xam ne def nañ ko yëpp maanaam naka la ñuy mën a def ba échanger ay meilleures pratiques. bokk na ci li tax a jóg bile conférence kattanal ndaw ñi ngir ñu gën a mën a xarañ waaye itam fexe nu ñuy xeexee ñiy yàq jaww ji. Aujourd'hui, les choses avancent extrêmement rapidement. On ne peut pas rester en arrière en Afrique. fi mu ne nii jamono dafa dox te Afrique warta des ginnaaw moo tax dañoo war a xeex lépp loo xam ne rek day yàq suñu jaww ndax suñu deful loolu suñu développement du gaaw dara moo tax ñun ñu boole ko ci suñu xeex te bëgg nañ ndaw ñi itam bàyyi xel loolu bu baax a baax ngir seen ëllëg. On peut éliminer de plus en plus les engrais qui sont nocifs par moment. Sako nag di ab ONG canadienne boo xamante ne dëkk yu jëm ca kanam lay intervenir ñoom ñii sax rafetlu nañ lool koom-koomu Sénégal na mu jëmee ca kaw. Sadex Top jaajëf xibaar yi wuy ci benn wàll jàpp leen ni ku wax cuub xel dem ci réewu Mali cuub yére la daanaka bopp dañ koy defar ba mu méngoog jamono daanaka ba mu rafet lool ñu koy jëfandikoo ci yenn xew-xew yu mag yi moo xam diine moo xam lu mu ca mën a doon ca Mali nag foofee daanaka fes na fa lool moom cuub Adjara Cissé jot naa dem ba ca Mali def na gëstu bu yaatu jëm ci wàllu gu ni mel cuub googee nun koy defarem ba muy nes-nesi ban man koo jëfandikoo saa su ne reportage. mu nekk ay tissu yoo xamante ni ak loxo lañ ko cuubee muy loo xamante ni réew Mali rek lañ koy ràññee rawatina Afrique sowu jant muy ab liggéey boo xamante ni daanaka ci famille lañ koy gën a ràññee secret ba ca nekk mu nekk ab dono loolee sax tax mu yéem ñu bëri. coton damassé couleur ba muy am loxo liggéey ko ñu bëri gën koo xam ci bazin nekk na ab mode boo xamante ni fës na loolee ci réewu Mali njaxtelu liggéey bii boo ko gisee da ngay am mbégte waaye nekk na liggéey boo xamante ni it métti na loolee ci naaj bu tàng bi gannaaw at yi di jàll nag cuub bokk na ci li nga xamante ni dañ koy ràññee réew bii. cuubee mbasin lii di loxo nekk na liggéey boo xamante ne bu métti la si jigéen ñi nga xamante ne ñoo koy def dañuy njëkk a jënd tissu boo xamante ne coton lay doon wala soie wala sax mu nekk leen ñu koy jëlee Allemagne Pays-Bas wala Chine ba noppi nag ñu dagg ko ci anam bi ñu ko soxlaa ñu nag dañuy defar ay në ci ay endroit yu bari yoo xamante ne bëgguñu teinture bi laal ko laataa ñu koy dugal ci siwo yi nga xamante ne ñooy def teinture bi bu tissu bi génnee nag dina am ay motifs yu ute ngir mu tàkk bu baax nag dañ koy dugal ci amidon ba noppi daal di koy wowal. siiwaayu mbasin nag jàll na frontière Mali yi sax booy seet ndax jigéen ñi ñu ngi ciy bay seen waar bu baax ñu bëri dañ koy jàllale ci frontière yi di ko jaay ci yeneen réew mu mel ni Sénégal wala Nigéria te it bëri na ay commerçant yu jógee ci yeneen réew di dem di ko jëndi foofee waaye bi la liggéey nag du ñàkk mu andi ay téq-téq ak ay gàllankoor ci wérgu yaram bi ak ci dëkkin wi. ñu nag dañuy am ay jafe-jafe sunu wàllu kaaraange ndax produit yi dafa am tooke boobu mën naa laal tamit li nga xamante ne mooy alam gi.
Mali nag yàgg nañ ko xam ci defar ay tissu bokkoon na sax ci ñi nga xamante ni ñu ngi doon kujjante bu baax ak Yoruba yi féetee ca Nigéria ci atum 1960 nag bi nga xamante ni colorant synthétique yi ñëw na ci Afrique sowu jant Maliens yi ñoom def nañ seen kéem ngir xam nan nañ koy liggéeyee mu dëppoo seen aada ak seen cosaan ci loolee sax ñu mën a ràññee Nigériens yi nga xamante ni am nañ wàllu bu baax ci wàllum broderie bàyyi Maliens yi nag ñoom ñu am place bi njëkk ci wàllum tissu cuub ak mbasin riche yi ñuy gis. Ajara Cissé jaajëf jóge ca Mali ci wàllum cuub bi wàccaat fii ci Sénégal wax ca lu jëm ci wàllum diine ak màggaluk Daaru Xudoos gi ñuy waajal ëllëg alxames incha allah lu ni mel dañ cay fàttaliku ak a ñaan ndax bis boobee ci la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul wàccoon liggéey atum 1927 la woon fukki fan ak juróom-ñeent juillet ñu koy fàttaliku lu mel moo tax ñu koy waajal ci bépp anam kilifa na nañu bépp jëmtukaay jël nañu ko kilifa yi ña fa nekkal état ca gox ba ni lépp lu état jël dana ko def na mu waree lu ni mel nag tax na sax ki nga xamoo di préfet ba ca Mbacké di Mamadou Lamine Mané kàddoom jot na ju ci wàllu wi am na lu mu dénk El Hadji Modou Gueye. waxtaan nañu ci sécurité gendarmerie police sapeurs-pompiers waaye itam ci wetu ci wàllu wér-gu-yaram setal donc wàllu ndox wàllu courant wàllu téléphone ak lu ci topp ak lépp loo xam ne nit dina ko jëfandikoo ci màggal bi ñu jëme ci aéroport Dramé Koundaye ak Touré matuwaay yi waxtaan nañu fii ba nga xam ne lu ci ëpp solo yaakaar nañ ne incha allah donc dina baax waaye nag comme dañu waxante dëgg rek am na ci yenn yoo xam ne ndax ay jafe-jafe te dinañ ko jéem a fàttali lu mu gën a gaawee te bu fi génnee rek mooy wàllu donc vidange ak yooyu am na donc ay jafe-jafe waaw surveillance denrée yi comme ni ñu ko waxee donc xam nga am na génn nañ ci benn période boo xam ne nit ñi ñu ngi fi doon tudd ay affaire de ndawal donc yoo xam ne daal doy na waar léegi fu mu nekk nii dafa mel ni ci pomme de terre bi la ndax am na donc pomme de terre bi quantité yu am solo yu jàpp fii Touba ak yeneen yu jàpp sax Dakar ay camion ak ay camion donc gendarmerie jàpp moo tax donc jox nañu ndigal service du commerce d'ailleurs ñoom ñu ngi ci woon donc pour te am na seen ñooñ ñu nekk Bambey ak Diourbel ñëw nañu dooleel leen. mu doon Mamadou Lamine Mané mi nga xam mooy préfet ba nekk ca département bu Mbacké doon wax ci wàccaayu màggal Daaru Xudoos xibaar yi wéy jógee Touba wëlbatiku dem diwaanu ko Ndar fekk fa Gambie Diagne fa jàppale ni ñi nga xam ñooy kilifa yi dañ fa samp ay junni ci ay produits maanaam kuréel yoo xam te ne bi la ñuy wax biogaz maanaam daal fexe bay génne safaram ci moo xam fu ñu ko mën a amee moo xam ci alam gi lépp nag nee ñu ban ko defee ak léegi am na lu mu jur njëriñ ci askan wa rawat na jëm ci wàllum njàngum xale